seen digg démb ak ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam mujjiwul a jur dara dinañ ci ànd ci kanam tuuti ak kañu fa toogal di Ibou Diouf. daay yi nga xamante ni Air Sénégal SA moom dina dalal lii di ñaareelu Airbus 330 Neo tey jii ci ngoon appareil boobule dinañ ko jot fële ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall. avion bi ñu duppee Sine Saloum nag dina amal vol commercial am bu njëkk fukki fan ak ñaar ci weeru décembre. bokk na ci xibaar yi ba léegi daay yeeg li ñuy def ci ay njombe fële ca diwaanu Kolda ci misaal ay junni hectare ci ay ñax foofee moom mooy lakk at wu jot ak ay village ña dëkk ca pegg boobule ak ñi yëngatu ci wàllum environnement di ut ay pexe ngir indi ci saafara mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. naaw bañ la nuyuwaatee ba noppi liggéeykatu sénégalaise des eaux fas yéene wéyal seenub grève ba aljuma ñetti fan la ñu njëkkoon a jël muy 72 heures tey ji la jeex waaye ginnaaw seen assemblée générale bu tey ñu ne li ñu bëgg amuñu ko kon grève bi dafay wéy ci seen assemblée générale boobule Ibou Diouf mu nga fa Ibou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. waaw leneen lan lañu mën a jàpp ci ndaje moomule ak li nga xam ne moom moo tukkee ci seenub ndaje démb seen digg ak ministre de l'eau et de l'assainissement. waaw ni ko waxee noonu la amee tey ci suba nag tase nañu rek seen Thiès ngir waxtaan ci li nga xamante ne moom lañ jëlee gannaaw seen ndaje bi naroon dox ak seen kilifa nee na nag liñ ci jëlee daal doy leen ba tax na dañu fas yéene rek wéyal xeex bi bokk na nag ci li ñu sàkku ci kilifa yi ñu boole leen ci li nga xamante ne rek mooy capitalu entreprise bi lu toll ci 10% maanaam téeméer boo jël rek ñu mën a jël. fukki ak fukki sax loolu rek nee nañ buñ ko defee dinañ wéyal seen liggéey ni mu waree ci loolu nag nee na bu antuwul rek fas nañu yéene rek dóor li nga xam ne mooy grève bi ñu sumb boobaak léegi nee nañ ko wéyal ba ajuma bii di ñëw sax bu soobee yàlla ci lañ fas yéene rek jàkkaarloo waat ak ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ak itam taskatu xibaar yi ngir fësal rek taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci nam am li nga xam ne daal moom nañ ko jàpp soxna Naata amaguñu déggoo ñoom ak seeni ay kilifa ndaxte ñooñee dañ leen proposé maanaam 7% 10% yi naam nguuru Sénégal bañu ko mais dafa bëgg daal boole ci waa ONAS ak ñi nga xamante ne mooy SONES bu ko defee rek kenn ku ci ñoom nga am 1,5% bu ko defee muy 3% ñu yokkal ñi nga xamante ne rek mooy waa SDE 7% bu ko defee 10% yi nga xamante ne ñoom la ñuy sàkku dàquñu ne nag mën nañ ko mattal waaye fakk ñu bokk ko ak waa ONAS ak SONES loolu daal mooy li fi yees. Ibou Diouf lan la ñu wax ci wàllum jafe-jafe ndox mi ndax direction bu SDE génne woon na ab communiqué ne du am benn gàllankoor ci ndox mi nit ñi di jëfandikoo ci kër yi waaye tàmbali nañoo nemmeeku ay jafe-jafe ndax liggéeykat yi wax nañ ci. waaw yëkkati nañu ay kàddu waaye nag li ñu sàkku ci askan wi rek ñoom dañu jàpp ne loolu du conséquence su grève bi du conséquence grève bi la mais du seen objectif maanaam coupure ndox yooyu du tax li nga xamante ne du seen conséquence su grève nee na ñoom sedd la ndox mi mënees nañu wax seen yoon nekku ci buñ ko mënee waxee loolu ndax ñoom dañu xëy rek banque seen yoxo maanaam seen i ay yëngu-yëngu lañ dàkkal xëy na loolu mooy conséquence bi nga xamante ne moom moo aju ci li nga xam ne dañu toog bañ a liggéey mais du lu leen tax a jóg li leen tax a jóg daal maanaam ñu taxawu leen fexe ba ñu jot seen 10% yi parce que 10% moo leen di permettre ñu mën a saytu kër gi nga xam ne mooy seddale ndox mi ni muy liggéeyee bu ko defee rek ñu mën fa teewal askan wi niñ ko bëggee daal soxna naat. jërëjëf Ibou Diouf teewe woon assemblée générale liggéeykatu sénégalaise des eaux kon xibaar gi mooy seenu grève dañ koy wëyal ba aljuma daal di xool naka la ñuy def ginnaaw loolu. beneenu ponk muy sëriñu daara ba ca Njaañ di Cheikhouna Gueye moom ak ñeneen ñeent wala boog ñeneen juróom ñi ñu leen doon àtteendoo foofee ca Louga dañ leen a bàyyi ñu ñibbi dañ leen a teg daan ñaari atu kaso yoo xam ne duñ ko tëdd dañuy dem foofee ca Louga fekk ji fa Thierno Fall Thierno maa ngi lay nuyu. waaw soxna Naata ñu ngi lay fay. waaw mën nga dellu si waat ci procès beeg ñi nga xamante ni moo di ay tuuma yi ñu tegoon ci ñenn ñi ak yi ñu teggi foofu. waaw comme ni nga ko waxee rek Serigne Khadim ak ñeent ñi nga xamee ni ci moom la ñu boole woon teg loxo ci doon leen toppee délit yi nga xamee ni ci mooy ay métital yi nga xamee ni dañ ko teg ci ay xale yi nga xamee ni dañoo toll ci fukk lu mat amuñu lu mat fukki at ak juróom.
ak itam lu mel ne que maanaam mise en danger maanaam seen dund ñu xaw ko maanaam mise en danger de leur vie de la vie d'autrui donc yooyu mooy tuuma yi nga xamee ni moom lañ leen tegoon ca tey ñu teggil leen ko waaye ki nga xamee ni nag mooy forgeron bi moom rek lañ ci teggil tuuma bi nga xamee ni moom mooy mise en danger de la vie d'autrui moom kii di Pape Diop moom teggil nañ ko waaye ci des ñëpp dañu leen jugé coupable ci délit yooyu nga xamee ni ci moom la ñu jàppoon ci procès bi léegi nag ñoom bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër ndax tribunal bi li mu décidé mooy ñu teg leen 2 at kaso yu nga xamee ni si duñ ko tëdd loolu mooy li nga xam ne moo tukkee ci tribunal bi waaye bu ñëwee ci wàllum ambiance bi tey dañu seetlu ñuy maanaam dispositif sécuritaire bu am solo moom lañ ci indi tey fii ci diwaanu Louga nga xamee ni ay jeunes yu bëri ci lim bu takku moo fi ñëw ñu wër mbedd yi nga xamee ni ñoo wër tribunal bi yëpp dañu fa teg ay jeunes yi nga xamee ni si daanaka tey entrée bi dañ ko doon filtrer saalu tribunal bi ñu néew rek ñoo fa amoon accès ak journalistes yi ñi nga xamee ni ñoo ñëwoon di supporter si Khadim Gueye dañ leen poussé ba ñu sori lool daanaka tey kenn gisu leen mobilisation bi sax boo demul ba yegg ci ñoom doo ko xam mooy li nga xam ne moo xewoon keroog nag moo tax ñu jël matuwaay yu mat sëkk yooyu nga xamee ni tax na ba tey tribunal bi tey tekk lañ fa gis ak dal bu mat sëkk la ñu seetlu foofu. jërëjëf Thierno Fall en direct foofee ca Louga dañuy déglu nag kenn wala bokk avocat Serigne Khadim Gueye di maître Famara Mané moom moo ko doon layal ci àtte boobule dañ koy déglu ci micro Thierno Fall. tribunal li mu dogal mooy ñoom Cheikhouna Gueye ak ñeneen ñi lu ñu def tribunal jàpp na ni ñoom ñoo ko def donc lu ñu leen toppee ñoom ñoo ko def alors ki nga xamante ni moo doon defar chaîne yi tribunal jàpp na ni moom complice la woon maanaam da doon jàppale ñoom Cheikhouna ak ñeneen ñi ci liñ leen toppee donc moo tax complice lañ ko toppee daan bi tribunal nee ne ñoom ñëpp ku ci nekk 2 ans ak sursis maanaam di nga condamné nañ la 2 at waaye doo ko tëdd. alors ñu yaakaar ni décision boobu décision bu baax la parce que avocat bu sañee lu mu gën a bëgg mooy ko mu défendre bu nekkee détention mu génn ñi di këram te loolu la ñu am donc ñu ngi sant yàlla bu baax ci décision bi jàpp ni lu légal la lu normal la lu jaadu la tamit. ci mbir moomu le ba léegi association bi ëmb juriste sénégalaise ak yeneen i mbootaay ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu dakkal loolee di ay fitna yu ñuy teg ay tuut tànk rawatina ñi nga xam ne dañuy nekk ci daara yenn saay ñu gis ni nag ngir mën a xeex lu ni mel faaw ñu doxal lii di loi bi ñeel taxawaayu daara fii ci Sénégal mbootaay yooyu le dañ doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi démb dañ ciy déglu Aïssatou Kanté Faye moom moo jiite commission des droits de l'enfant ci AJS. Loi, ça va nous permettre de savoir qui est qui et qui fait quoi, qui est daara, qui ne l'est pas, quelles sont les conditions d'ouverture, avec pas mal de choses. Tout l'espace scolaire des daara est régi par ce projet de loi. Donc l'AJS attend quand même à ce que pour un accompagnement efficace, juridique et judiciaire efficace, il faut que cette loi soit adoptée pour qu'on puisse protéger nos enfants. di jéggalu mbokk yi ci njuumte boobule mu di élément en français dañuy wéy rek ba léegi ci xibaar yi wax ci programme bi nga xam ne moom la fi état bu Sénégal taxawal ci atum 2017 fexe ba xale yi nekk ci mbedd mi ñu génne leen fi état bi li mu bëgg mooy bés buy jeexal programme bi fii lekk 2 at nag ñu génne xale yëpp fii ñu toll am na 2 junni ci ay xale yu ñu génne ci mbedd mi bu ñu sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk njaboot yi soxna si ak sàmm tuut tànk yi ci boppam réew yi seq CEDEAO jamono ji ñu ngi waxtaan di xool yan pexe la ñuy amal ci réew yooyu yëpp ngir fexe ba gën a sàmm xale yi Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. atum 2016 ba tey jii nii lu ëpp 2 junni xale génne nañ leen ci tali bi bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi. 2016 defoon nañu benn opération à peu près génnewoon nañu 1500 am environ xale ci mbedd mi defaat nañu opération en 2018 ci période bu ndaw. génne woon nañ ci 600 et quelques. réew yu bokk CEDEAO ak Mauritanie fas yéene tëral ab stratégie ngir taxawu xale yi. ci biir espace bi am na kuréel bu ñu tëral mooy réseau africain de l'Ouest pour la protection des enfants loolu dafa lëkkaloo dëkk yi pour maanaam li nga xam ne programme yeeg politique yi nga xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci xale yi
ñu koy saytu ñu koy améliorer mais également ñu fexe ba dëkk yëpp di ko appliquer. fii ci Sénégal sax pàcc yu bari commencé nañu waxtaan ndax li ñu bëgg rek fii ak ñetti at benn xale bañ a taxawaalu ci mbedd mi. fii ak ñetti weer dañ tàmbali gannaaw ba ñu jébbalee njiitu réew mi li nga xam ne noonu lañu yéene maanaam nase mbir mi ak la muy laaj tamit si koppar su ko jébbalee ba mu joxee ndigalam incha allah ñu tàmbali mbir moom te yaakaar naa ne du benn fan du ñaari fan waaye dañu ne fii ak ñetti at. yaakaar nañu ne benn xale dootu nekk ci mbedd mi. fukk ak juróomeelu ndaje bi nga xam ne réseau Afrique de l'Ouest ñoom ñoo ko amal ak seeni ñooñ li ci mbébét bi rek mooy ñoom ñëpp ku nekk wax nan la ñu war a mën a taxawee ba ndaw ñi ci réew bu ñu mënti dem wala ci réew bu ñu mënee ne tëral ab stratégie ba duñu taxawaalu ci mbedd yi. Abdourahmane Diallo ñu dem ca Tambacounda foofule tamit xale yi am na fitna yu ñu leen di teg rawatina ñi nekk di jàng xale yu jigéen yi inspection d'académie bi dugal loxoom ci xeex boobule ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoo di waajur yi ñu ne xool ay fexe ba xale yi ñu moytandiku kon fitna yooyu ñuy dund ba ñu gën a mën a jàng ci école yi ñu nekk Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou. ci diwaanu Tambacounda violence yi ñuy dégg jëmale ko ci tout tànk yi ak jigéen ñi nekk na li nga xam ne saa su ne dafay wéy di gën di am ba tax nag kii di Marie-Françoise Diouf nekk responsable bureau genre ci inspection d'académie bu Tambacounda nee na bu sañoon acteurs yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu woowu ñoom ñëpp ñu daal di boole seen doole watkaal ak yëpp. donc xale yu jigéen ñi bëri na métit yu dal seen kaw donc il faudrait que vraiment ak partenariat bi parents yeeg élèves yu góor yeeg yu jigéen parce que sànq maa ngi naan xale yi tey ren dama tàmmoon di wax nañu ma indi 5 filles 8 filles 7 filles 3 garçons mais ren dama ne 5 filles 5 garçons parce que xale yu góor itam war nañu mën a jàppale xale yu jigéen ñi. kii di Khadijatou Ba nekk coordonnatrice ENDA Jeunesse Action nee na itam bu sañoon ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yu jigéen yi danañu dem ba bindu ci ay kuréel yu ñu duppee ay CAS wala ay club de jeunes filles loolu nag ngir ñu jëlee fa ay xibaar yoo xam ne dana tax ñu gën a mën a toppatoo seen i kaaraange. migration précoce des jeunes au niveau de Méréto ak un peu à Tambacounda comme Tamba dañoo am benn centre d'écoute léegi pour def le lien entre Méréto ak centre d'écoute bi ci la ñuy jël activité bi en charge donc dañoo am benn forum bu ñu waroon def ak benn caravane. waaye daal ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat ci daara yu diggu doom yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy principaux yi ñu leen di duppee ay chef d'établissement ñaan nañ leen nañu wàññi xoñoñal ak jafe-jafe yi nga xam ne léeg-léeg dañ koy teg ci jigéen ñi ndaxte kat faaw ñuy fàttaliku ni jigéen ñi dafa am ay sart yoo xam ne dafay tegu ci seen kaw ci njaboot gi léeg-léeg ñu tardé ca l'école ba fekk liggéey ca kër ga moo leen ko yóbbee léeg-léeg itam duñu mën dem ca école ba fekk dañu gis baax ak yeneen yu ni mel day tax daal duñu mën a toppatoo seen jàng. démb lañ doon màggal bés bi ñu jagleel ne ñii di way laago yi fële ca diwaanu Ndar nag am na ñuy wax seen i jafe-jafe dañoo mer sax bay futu ndax am na bërëb yu bëri ngir ñu dem fa nekk na lu bëri ay jafe-jafe rawatina ci ay école kii di vice président fédération départementale bi beneen ponk it bu mu yëkkati mooy daanaka benn centre orthopédique képp moom mooy dox fii ci Sénégal nee na ñëw liñ fay defar daal di mënuñu ko kon jëfandikoo Atoumane Kansi moom di vice président bi foofee ca Saint-Louis dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Ndar yi du avant indépendance lañ leen tabax ah léegi ba bay wàlla borom laago bu am puus-puus wala bu am bëkk noo ci jànge toilette yow doo fa dugg beneen bi li nga xam ne nag loolu la way laago di gën a bëgg mooy la mobilité l'appareillage c'est le parent pauvre de l'Afrique surtout suñu réew mi benn centre orthopédie moo fi nekk Dakar depuis indépendance te ci 14 régions yi te handicapé technicien aussi yi nekk ci orthopédie dama koy wax fii ci rajo bi man j'assume ma responsabilité même technicien yi matériels yi ñuy produire ça ne soulage pas les handicapés léegi nag li may ñaar réew mi surtout borom réew mi wax ni Sénégal pour tous ah mais gis nga budget bi keroog ba assemblée nationale déggoo benn maanaam élu bu wax ci way laago yi ci budget ministère de la santé te ñu ne ñooñu député yooyu ñu ne député ñëpp lañu xanaa duñu député waaye laago yi ko duñu Sénégal ñu lu ñuy créer handicapé munoo ku nekk nga jox ko saako ceeb wala ñaari téeméer xam nga da ngay def benn affaire boo xam ne par exemple centre tuuti boobu su fekkee ne am nañu benn centre moderne handicapé daañu mën a jàngi daañu mën a liggéey daañu am profession mais su loolu amul dara. ñoom kon dépendre ci ministère de la santé et de l'action sociale la ñeneen mu di interne yu yàgg ak yu bees yi démb dañ doon amal ab doxu ñaxtu bàyyeeko ca hôpital Abass Ndao wutali ji ministère de la santé bokk na ci li ñuy ñaan ñu ne ñu leeralal leen ci statut interne yi fii ci Sénégal ak ndax dañ leen di jëlam déet bu ñu paree seenu formation reportage Aïssatou Gueye Ba Diafara Ba.
ñii di xeex ñàkk am liggéey ak yeneen ñaxtu ñu daal di koy fësal nag ak ay pancarte ak banderole yu ñu yor ñu toll nag ci seen ñetteelu sortie médiatique ba tey pexe amagul ñu mujjee nag jël décision génn ci biti ngir amal ab marche li ko dalee hôpital Abass Ndao ba ministère de la santé. Les autorités du Sénégal, en premier le président de la République moom mooy la clarification du statut de l'interne ça doit être très clair loolu su jàllee mooy beneen point bi mooy après formation bi lan la ñuy proposer ñun en tant que spécialiste ñun bëgg nañu servir mais lu ñu bëgg mooy nañ ñu jël conditions yu baax ñu servir donc internes yi suñu paree seen interne ay anciens internes lañ nous sommes disposés en tant que spécialiste pour ñu. ñàkk am lu ñu bëgg taxul ñu bëgg yegg fu ñaaw. ñii nag daal di rek tàmmu li di négociation yi ak dialogue ngir mën a am lu ñu bëgg. dañoo nekk ay professionnels ñoo xam ne yaakaar nañ ne ministère bu ñuy waxal ak les autorités le président de la République et les autres institutions de la République ñu ñuy waxal mën nañu am nopp dëgg parce que suñu leen waxee lu leer dañ ko dëgg ci loolu lañ leen di xaar pour ñu woo ñu en toute responsabilité ñu xool nan la ñuy dépasser situation bi loolu nag su amul ñaanuñ ko waaye su amul ñun si kuréel la ñu nekk assemblée générale bi dina réunir xool ban perspective beneen la ñuy joxaat suñu mouvement de grève bi actuellement. benn at ginnaaw bu ñuy dund condition de travail yu métti yooyu le ba tey nag amaguñu lu leen leer ci seen avenir professionnel ñii nag di ñaan rek ñu gën a jox gëdd li di seen métier bi. Aïssatou Gueye Ba fële ca Ngéeñeen nag benn sàcc moom moo fa am ci ab école élémentaire bu nekk foofule ci boori ay 2 heures du matin la ay Samba Boy dem foofule song fi nga xamante ni foofu la directeur bi dëkk ak ñaar ci ay naataangoom école primaire bu Bagana Séeréer ñu ne nag jël nañu koppar gu takku yóbbu ko ay téléphone portable gendarmerie bu Joal Fadiouth daal dina ci ubbi ay ab enquête bu ñu sukkandikoo ci Abdourahmane Diallo di suñu ndaw la ñu toogal foofule. ci wàllum yoon la ñuy waxaat ak Guy Marius Sagna ak juróom-ñetti nit ak yi ñu jàppoon aljuma jële weesu ñu war a dellu tey jile ca procureur ngir nag daal di naqarlu seenub nekkin ca kaso boobule rek dañoo tàmbali ab ñaxtu xiifal ñu ne kenn ca ñoom mi ngi sonn ba dee bu ñu sukkandikoo ci ab avocat am ki jiite FRAPP France Dégage di Guy Marius Sagna ak yeneen juróom-ñett ci activiste dañ doon manifester ni ngeen koy gisee noonu ci buntu palais présidentiel aljuma ji weesu ngir ñaawlu yokkute gi ñu nemmeeku ci njëgu courant bi. Sénégal moom amul sañ-sañ bàyyi Hissène Habré loolee di ab ay kàddu yu tukkee ci mbootaay bi ëmb avocat ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni ancien président tchadien boobule daf leen lor ginnaaw nag coow li fi jóg ñu ne dañ koy bàyyi moom Hissène Habré ndax ay jafe-jafe yu mu am ci wér-gi-yaramam kenn ci avocat yi maître Assane Dioma Ndiaye di fàttali Union africaine ni ndàmpaay bi mu waroon jox kon victime yooyu lee ba léegi génnewu ko kon faaw ñu wax ci Maguette Souaré Diallo Mohamed Dieng teewoon nañ ci ndaje moomule. feebar bu ko fi nekkoon njiitum réew bu Tchad Hissène Habré ba ñu ko jege siwalee daal dina indi tiitaange ci réewum Tchad waaye collectif bu avocat bu victime bu Hissène Habré ñu ngi dalal seeni xel ki fi nekkoon njiitum réew bu Tchad libération mënu ko am. toog N'Djamena dégg na am na ñu naan Hissène Habré dafa feebar nañ ko bàyyi loolu jaaxal leen xamal Sénégal ne ko d'abord lii du procès et que statut yi mu signé. mayu ko tey mu wax ci li nga xam ne daan nañ ko Hissène Habré ndax ci statut yi Sénégal dafa jël engagement ne moom lu génn ci procès bi ci peine bi da koy respecté amu ci benn dogal administration pénitentiaire bi nga xam ne moo yor sécurité am dafa génn communiqué ne Hissène Habré mu ngi ci état bu baax maanaam feebarul. beneen poñ bu collectif bi yëkkati mooy ndàmpaay bu victime yi di laaj lu ëpp 20 at ak juróom maître Assane Dioma Ndiaye mu ngi woo Union africaine ngir ñu lijjanti affaire bi. ñii amatuñ borom kër jigéen ñi góor ñi amatuñ jabar xale yi amatuñ papa kër yi ñu amoon dañ ko lakk troupeau yi ñu amoon dañ ko décimer. seen kër yi sax dañ fa dugg nangu ko ñooñu lañ leen joxoon as néew pour réparer leen ko kenn waxu ci. ko tey je crois que défi la pour Union africaine mu fexe ba tey procès bi mu eggale ko te ni mu koy eggale mooy na fexe ba xaalis bi nga xam ne joxe nañ ko victimes yi ñu jot ci bu dul loolu li ñuy wax procès bi dina am benn goût dina achevé. lu jëm ci wàllum feebar Hissène Habré ak libération am biñ doon laaj choqué na victimes yi bokkoon ci régime am ay victimes yoo xam ni ba léegi jafe-jafe ñu doon dund ci juróom-ñaari at bu nguuram ñoom dañ koy yëg.
Air Sénégal SA am na ab avion bu bees mu di Airbus A330 Neo tey jëlee ci ngoon lañ koy dalal fële ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ci teewaayu président de la République Macky Sall. avion boobule ñu ngi ko duppee Sine Saloum ñu ne nag mi ngi am lu toll ci 200 ak juróom-ñeent fukk ci ay toogu ab avion bu mucc ayib la vol commercial bu njëkk dinañ ko amal fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk fële ca Marseille. ca noppee nag ñu ne dina def ay rotation dem fu ca mel ni Espagne wala Casablanca ca Maroc cérémonie bi tey jii ci ngoon lay doon kon ca AIBD. démb ci assemblée nationale jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbay mi ak équipement rural Moussa Baldé moom moo fa nekkoon bari na ay ponk yu ñu yëkkati foofule lu ci mel ni bay dundee rawatina ci wàllum ceeb ñuy bañati di ko jéggaani ji moom nee na am na ay jéego yu ci Sénégal def lu ñel nag campagne jënd ak njaay bu gerte ren jile muy fàttali ne am na fanweeri milliards bu état bu Sénégal bi jébbal Sonacos ngir mu jënd lépp loo xamante ni baykat yi dañ koy génne ci gerte moom Moussa Baldé dañ koy déglu ci micro Mouhamed Sambak Youssou Baro. li ma ci bëgg a wax mooy maanaam li ñu wax mooy kilo gerte ren lu mu néew war nañ ko mën a jaay 210 francs loolu mooy prix plancher maanaam ñun li ñu bëgg mooy traite bëgg nañu béykat bi mu kontaan te incha allah ren yaakaar nañ dina kontaan bëgg nañu ñu denc diw. waxtaan nañu ak opérateur yëpp pour que ren ñu denc jiw pour déwén parce que bu ñu ko dencul déwén duñu béy bu loolu weesoo maanaam suñu usine boo xam ne mooy Sonacos mooy defar diwlin dinañ ko dooleel am na xaalis pour jënd gerte fanweeri milliards dinañu def lépp pour que mu jënd gerte mun a def diwlin société bi mu moderniser ko mu gën a mën a accompagner béykat yi année yi di ñëw. boo ko nattee ci chiffre mun nga wax amuñu ko mais li ñu am gëm nañu kenn xalaat woon ni mën nañ ko am te li ñu am gëm nañu aussi ne fii ba at yu néew dinañu am loo xam ne autosuffisance xëy na sax ñu mën a exporter ceeb ci yeneen dëkk yi. boo ko nattee ci chiffre mun nga wax amuñu ko mais li ñu am gëm nañu kenn xalaat woon ni mën nañ ko am te li ñu am gëm nañu aussi ne fii ba at yu néew dinañu am loo xam ne autosuffisance xëy na sax ñu mën a exporter ceeb ci yeneen. Kolda moom daay yi moo leen la jël 8 ndax dañoo nemmeeku ni at wu jot ay junniy hectare ci ay suuf yoo xam ne dafa am ay ñax te jur gi di ko jëfandikoo ñoom ñooy lakk yenn saay sax lakk yooyu le dafay jàpp fi nit ñi di dëkkee mu di ay village ba tax na ñu yëngatu ci sàmm alam gi ak askan wi ca boppam ñu ngay xalaat ci ay pexe ngir xeex daay yooyu le dañuy dem ba Kolda fekk ji fa Abdoulaye Diallo. bu ne li daa yi di faral di yàq ci diwaanu Kolda kenn mënu koo xayma moo tax mu am ñi yëngu ngir defar ay pare-feu ngir fagaru ca yooyee daa. départ de feu yi fii à partir de zone bu ñu nekk nii dafa bëri woon dafa jéggi woon dayoo je pense que borom dëkk bi ñëwaat na si moom moo gën a tax ñu choisir la zone là parce que bu ñu fi ñëwee tourné toog nañ ak ñoom waxtaan ak ñoom mais nee nañu ñoom fu mu toll nii luy gën a yàq seen àll gi du defar këriñ gi du dagg bante yi mais surtout feu de brousse yi moo tax ñu jóg tey taxaw pour mën a defar lu ñu naan des pare-feu. nekk na opération bi nga xamante ne ci wàllu sàmm àll ak sàmm dëkkuwaay yi ak sàmm lépp li nga xamante ne jur gi seen wàllub lekk ak li nga xamante ne mooy suñu mbéy ak yooyu noonu nekk na ci opération bi nga xamante ne dañ ko di def pour sàmm àll. dafay am benn couloir bi nga xamante ne dañ koy dégager ci biir àll bi buy tax. tey bu safara jugeen boor bii nii du mën a tëb jàll beneen boor bi am lu mu fa yàq ci dëkkuwaay yi. fas nañoo yéene amal activité yi ni mel daanaka fu ne ci biir département bu Kolda. te pare-feu yi du fii rek la yem parce que dañ ko bëgg a étendre fépp si diwaan yi yëpp fépp boo xam ne am na àll dañ dem rencontrer population bi en collaboration avec le service des eaux et forêts waa PRGTE ñu mën a xool nan la ñuy mettre en place des pare-feux dans d'autres contrées du département en l'occurrence Saré Diatta Saré Wudu Saré Kono et d'autres villages aussi. donte yile pare-feu askan yi ci kaw gi ñoo soxla ay jumtukaay ngir seeni kuréel yi ñu jagleel wàllu xeex daa yi.
ñu sant ko gërëm ko moom Abdoulaye Diallo. ñu wax ci élection locale yi nga xam ne dañ koo dàq gën a yàgg ci weeru mars atum 2021 lii di mandat conseil élu yi tamit dañ ko yokk waaye ngir ñaxtu ci lu ni mel benn conseiller municipal bu nekk fële ci Adéane ca Ziguinchor moom dafa tekki nombol tànkam Noa Badji bu RSD TDS Robert Sagna te ñu bindu woon ci listu Benno Bokk Yaakaar jàpp na nag ni mandat bi mandat askan wi la ba tax na dafa tekki nombol tànkam Boubacar Dia si Lamine Mandiance ca Ziguinchor. donc tey ñëw naa Adéane ci mairie bi déposer sama démission jégal naa ko maire te ñëpp xam nañu ne mais conseillers yi dañ leen élire ci diir bu juróomi at 5 ans mooy mandat bi man fal nañu ma juin 2014 donc juin 2019 sama mandat jeex na. ministre de l'Intérieur juillet jël na ndogal ne élection yi dañu koy organiser le 1er décembre moom lañ doon xaar gouvernement dugal projet de loi assemblée voté ko ne élection yi dañu koy pousse ci ab yu mat ñaari at donc ma jàpp ni loolu d'abord lu xel mënut a nangu la parce que kenn mënul pousser élection lu weesu juróom benn weer donc loolu moo tax ma ne man de gannaaw d'accorduma ci dogal bu ñu jël li ma mën a def mooy sama mandat jeex na delloo naa peuple bi askan bi lu ñu ma joxoon ñoom ñoo yore souveraineté bi parce que bu ñu ma nangoo siégé mooy nangu naa prorogation bi te man nanguwuma ko pour ma wonal ko mooy ne que man damay démissionner te lu ma def ni tey conseil municipal yi képp kuy conseil municipal dafa war a démissionner parce que mandat bi jeex na. mu doon conseil municipal bu Adéane Noa Badji mi tekki nombol tànkam léegi dañuy soobu ci li yëglekaay yi xëyee tey ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wax ju weex xat boole koog tàng jër bay lakke moom la Moustapha Cissé Lo xëyee ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi honorable député Moustapha Cissé Lo président parlement CEDEAO toj na dëkk bi ci bureau ba ci assemblée nationale fa la ko journaliste ci l'Observateur yi fekk waxtaan ak moom mu wax leen wax ju bari te rëy ci Macky Sall la njëkkee nee na Macky Sall moomu ma jënduma tey du sama baay ne mbooleem ñi àndoon ak moom doon ko xeexal ak a xeexle bi muy nekk ci opposition bi ñëpp la falang bi mu faloo fayul naar bi xoromam ndax li mu ñu faye mooy ñu bëgg koo gis mu bañ ñu recevoir ñu gisaat ko ci xët mu njëkku Les Échos moom Moustapha Cissé Lo El Pistolero mu nañu fa bu ma gaañi tax a wax journal bi nañu waaye loolee terewu ko wax Moustapha Cissé Lo nee na état bi dafa jël jiw yu mu war a jox baykat yi jox ko ay bandi ak i wëyu yoo xam ne dara du seen métier lu dul di dajale ay caga ca café de Rome di leen tëddee mu ne it ku ma bëgg a tuutal ci APR da ngay sonal sa bopp ndax man Moustapha Cissé Lo may APR ñetti téeméeri million def naa ko ci campagne bi ngir Macky Sall faluwaat ci xët mu njëkk Vox Populi mu ne ñu fa li ma xam yépp su ma ko waxee àdduna bi tukkee mu ne su may wax gaañu duñ ma déglu ndax nee nañu ab dof la te xamuñu ne reen yi leen di faj maa ko yor bu dee nag wax dëgg Macky Sall ñu rey la kon nañu ma rey lu rey mbum deeca la wala fi wax ji ci troisième mandat bu président Macky Sall bi jeexagul la si ne kay nañu du gaaw a jeex ndax nday mbili ji ci boppam di Macky Sall moo ci waxul lu leer Sud Quotidien nañu ci xiini mi ne la nekk ci la dugal askan yi Macky fait dans le flou ne dégg nañu ko démb ci rajo RFI mu ne yanuwul maanaa di wax ci waxi troisième mandat ci jamono joo xam ne maa ngi soog a door sama mandat bu juróomi at bi nee na it wax na gaañam ñi nañu lijjanti mandat bi ñu nekkee bu nuppi ngir ndam li ñu ciy séentu ñu amee ko ci Le Quotidien nañu taxaw jonn la Macky Sall def ci débat bi jëm ci troisième mandat bi ñu koy waxal nangu cee wax lu leer neewul da koy def wala du ko def nee na daal xamal na aw ñoñam ne leen nañu concentré wu ci mandat bi ñu nekkee ngir mu réussir Le Témoin mel ne ku naan ñu moom Macky Sall moom ak Alassane Dramane Ouattara bu Côte d'Ivoire ñoo bokk jàngoro ci seeni wax ci seen troisième mandat bi dara leeru ci noone ñu dem ci Soleil national mi ñu xamal li tukkee ci ndajam session extraordinaire bu conférence njiit réewi Afrique yu UEMOA yi yéenekaay bi xamal nañu ne juróom-benn fukki milliards la UEMOA yëkkati teg ci taabal ji ngir jàppale ko réewum Burkina Faso réewum Mali ak réewum Niger ci xeex bi ñuy xeex wàllu terrorisme La Tribune ne ko xaalis bi ëpp na koy dem juróomi téeméeri milliards la ñu génnee baaxe ko Burkina Faso Mali ak Niger ngir ñu defanteeg jihadiste yi activiste bii di Guy Marius Sagna moo ki naataangoom yi ñu jàppoon keroog àjjuma ci buntu palais de la République La Tribune wax nañu ne tàmbali nañu ab grève de faim la Sénégal ni ñu juróom-ñeent lañu waaye juróom-ñett ya procureur nee na nañu leen mandat dépôt yóbbu leen ca kaso ba ñu toog fa xaar seenu àtte L'Observateur nañu démbit retour de parquet la ñu amee kenn ci seeni avocat di Maître Khoureychi Ba di ñu xamal ci biir L'Observateur ne dossier ba ma nga léegi ca loxoy doyen des juges Les Échos nañu tey ji ci ngoon bu 3 heures jotee ci la ñu war a gisee ak doyen des juges Le Témoin gis ne ak li ñu leen di toppe mu di turbale ordre public bi bu ñu deful ndànk dañu leen di mandat dépôt tribunalum Dakar bi jax
jamono ji Soleil national xëy nañu wàcceel ci xëtam mu njëkk la fa am Guy Marius Sagna ak compagnie ña nga jëm ci doyen des juges Ousmane Sonko njiital Pastef wutali Cour suprême Mamadou Ndoye Bane di animateur ci RFM ak ci TFM am ku koy menacé ne da koy rey wàccee ko ba yëf ya teere ji tribunal. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen gërëm leen tam ak àndandoo beeg TFM bu 19h30 jotee incha allah rédaction bi dina fi dellu si waat ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.